Aïcha ñu dugg ci digg bi waxtaan bi nag ñi ma ko sekkal yegsi nañu ci plateau bi kii di Daniel Gomes nekk coordonnateur coalition ñëpp ñoo xam ne daanaam dañuy def ci mbirum musique yegsi na fi ak Jean Joseph Mendy trésorier adjoint bu Sinébral gouverneur samedi génne war na ab communiqué mbasub coronavirus bi tolluwaayam ci réew mi ay yegsi nañ ci ay téeméeri cas par jour mu génnewaat ab communiqué xam leen ne lépp loo xam ne jëm na ci mbirub autorisation muy mbirum musique chant danse ak tamit lieu de débit de boisson yi yëpp tàmbaliwaat nañu tëjaat activités yi nañ ko doon defee première question bu may laaj mooy Joseph vendredi man ak yow waxtaan nañu ci guddi ba nga may wax ne ma ñun dañuy santagum yàlla ndax gisagu lool yenn ci restriction yi waa ministère joxe bokkaguñ ci ba nga jotee communiqué samedi bi nan nga ko yëg nan nga ko dundee exactement comment est-ce que nan nga ko vivre ni ko vivre mooy metti rek ndax dañu jotoon génn ci benn bu metti lool ça fait même pas 2 mois ba ñu permettre ñu ubbiwaat ñu ubbi ba commencé di suqaliku commencé nan la ñuy fayee suñu bor yi jëlee ci Covid bi ñu passé ñu génn restriction yi ñu defoon tëj ñu pendant un long moment nan la ñuy def affaire bi dalaat suñu kaw dal bu metti ndax fu mu nekk ñi nga xamante ne ñoo doon ubbi au-delà de 0 heure ñooñu dootuñu mën a ubbi parce que seen clientèle fait après 22 heures la ñuy commencé ñëw. donc mënoo ñëw après 22 heures à 23 heures nga leen non dañuy arrêté vente bi parce que 0 heure forcément dañu war a tëj dafay metti donc mieux vaut nga bañ a ubbi après say employé nga ñaan leen waxtaan ak ñoom ñu dem toog ba affaire yi gën a yaatuwaat ñu doog a mën a ubbiwaat. impérativement ñooñu dañuy tëj mais ñi nga xamante ne am nañu ay clients yu journée yu commencé ñëw dès le matin wala dans l'après-midi ñooñu dinañu mën a fortaatu avant 0 heure mais liggéey bi moom après 0 heure la parce que ñu bëri boo déggee dañuy génn parce que dañuy liggéey wàcc dem seen kër seet seen njaboot solu doog a mën a génnaat ñëw doog a tal génn féexlu loolu tax affaire bi metti te employés yi surtout la ñuy gën a xalaat mais ñu nit suñu charge ay charge yu diis la ñu am dajaa dañ ci amoon ay bor ay boru électricité ba ñuy defal ay moratoire dañu am ak suñu bailleur ay bor yoo xamante ne da ngay ba ñu mujjee ubbi dañ doon fay soit mensualité bi parce que commencé nañu liggéey teg ci leneen pour mën a di fay nànk-nànk pour mën a yeneen bor yi d'accord même chose. Daniel yéen acteurs yi nekk ci mbirum musique xam ne toogoon ngeen décembre ku wax décembre da ngay xalaat fête yi fin d'année bi ñii di génne seen ay articles ñeneen seen ay single ñëpp war a def promotion pour mën a gën a dundaat nan ngeen dundee nouvelle bi xam ne waa ministère de l'intérieur gouverneur génne nañ ko. ñun ba jërëjëf mais ñun ñu ngi doon xaar loolu bettuñu parce que jot nañu ko vivre avant bi président de la république jógee pour lever couvre-feu bi lan la wax apprenez à vivre avec le virus ci loolu la ñëpp commencé ubbi di commencé liggéey mais même instant boobu artistes yi commencé wu ñëw liggéey ba moment bi ngi leen di wax 14 mars ba léegi ba bésu tey par exemple salle yu mag yi musuñu ubbi centre culturel yi ubbiwuñu entrepreneur yu mag yi ubbiwuñu mais dañu fexe ba daje ak ministre de la culture ak ministre de l'intérieur ak ministre de la santé waxtaan ak ñoom ne leen ñun comprendre nañu mas bi metti na ci ñëpp ñun comprendre nañu seen position parce que yàlla mu ñu ko teg waaye ñun dañu indi benn fi nga xam ne dañu libérer transporteurs yi commencé libérer tey école yi ne leen ni ngeen di imposer benn mesure barrière ñun defe naa fu ñuy jouer ci restaurant yi mooy salle yu ndaw yi nga xam ne defuñu 200 personnes parfois du ñu def 300 personnes yooyu mën nañ ko gérer dem nañu ba signer benn protocole sanitaire ñun ñoo ko proposé ministère de la santé accepté ñu ko toog ak ministre Aliou Ndiaye ministre de l'intérieur
waxtaan ak moom mu ne waaw loolu moom comprendre nañu ñun lu ñu bëggul mooy rassemblement yu mag yi nga xam ne duñ ko mën a contrôler lu mel ni festival lu mel ni ci stade yi. waaye ci restaurant nga xam ne kenn kii day ñëw pour toog lekk feccul ñu ngi toog di seetaan seen spectacle mu loolu au moins ñu assurer leen ñu assurer seen reprise. oui assuré nañu seen reprise mais loolu yëpp ci waxtaan la ci diisoo la. commencé woon ngeen ko mën nañu wax. entre 2 mois yi. ci 2 mois yi ci octobre bi lañ ko ci octobre bi la commencé. dëggantaan waaye ci suñu waxtaan mooy comme que mas baa ngi wàññeeku ndànk kon nañu commencé ci salle yu ndaw yi après ci progression bi ñu xam ne muy demee ci loolu nag te loolu juste une semaine avant Magalu Touba ñëw am ñuy xaar léegi. 14 jours yi pour xam est-ce que du am ay tendance voilà moment boobu ñoom ci loolu la ñu engagé wu moo tax ñu bëri bi ñu gisee que wàññeeku na te yokkaatul après am màggal gi ñëpp am ci espoir commencer investir wala commencer di liggéey pour fête yi parce que musiciens yi artistes yi milieu culturel bi ci fi ñu gën a am seen chiffre d'affaires ci mois de décembre bi la léegi man loolu laa bëgg xam ci mois de décembre bi exactement fi mu toll nii yéen acteurs yi nekk ci wàllu culture bi surtout ci zone musique bi lan ngeen ñàkk. non mais xam nga defoon nañu fi benn prévision bi ñu joxoon même ministère de la culture. ba ñu yóbbu ko ci benn plan de relance nee nañu ci wàllu musique bi rek ci ñetti weer. secteur bi ñàkk na lu mat 6 milliards. 6 milliards boo demee ak bu ñëwee ba fin d'année 24 milliards boo ko multiplié 24 milliards lay doon léegi bu ñu demee ba xool culture bi boo defee extrapolation ak chiffre SODAV ak yenn chiffre ministère de la culture lu muy mën na fi indi 100 milliards ci économie bi kon war nañu xool. naka la ñuy def pour sauver suñu secteur bi parce que culture bi lu muy ëmb daa bëri. du musique rek. culture bi du musique rek tey ñu ngi wax restaurant yi. fàtte nañu lu ñuy wax ci wàllu tourisme. nga xam ne boo demee Petite Côte alkaati yi dañu fa wàcc moom ak gendarme. pour mën a arrêter nit ñi mais ñun lu ñuy jooytu mooy ñàkk diisoo bi tey ñu toog waxtaanee. est-ce que ci loolu laa bëgg a leerlu mesures yooyu yees yi bañ koy jël yéen ñaar ñëpp sax Joseph déjà yéen ba ñuy wax ak ba waa gouverneur te jël seen mesures yi ak ministère est-ce que ñëw nañu waxtaan ak yéen pour ñu mën a xool comment est-ce que nan ngeen di arranger woo pour ngeen bañ ci gaañu. non du tout. entente amul waxtaan amul non waxtaan amul waxuñu dara laajuñu dara alors que je crois que yooyu boo koy jël genre mesures yooyu da nga war a mën a woote ña xamante ne. ñoom ñoo ŋànk. yëgle waaw yëgal leen ko. ne leen ne bëgg nañ def nii ak nii ak nii ak nii bu ko defee ñoom ñu génn ci seen xalaat génn ci seen xel tegal la est-ce que bu ñu defee nii du gën nànk-nànk rek parce que je crois que lii ñiy liggéey par exemple ci yenn marché yi ñiy liggéey ci car rapide yi mais ñooñu gënuñ ñu soxla liggéey. te je crois que ñun ni ñuy jëlee ay mesures barrières nu ñuy sàmmee suñuy client amul foofu amul ci marché yi amul ci car rapide yi donc je crois que ñun lañu war a gën a sax dimbali encadré ñu jàppale ñu ci ñun ni ñuy sàmmee ba ak suñuy client ak suñu personnel ba feer bañ leen dal ñu jàppale ñu ci. Daniel yéen waxtaan nañ ak yéen seen ministre de tutelle ministre de la culture Abdoulaye Diouf kenn waxtaanu rek loolu la ñuy wax nii c'est que ñun chaque fois ñun ñoo dem pour ñu commencer ubbi salle yu ndaw yi pour musiciens yi commencer liggéey pour restaurateurs yi commencer liggéey ñun ñoo ko doxal suñu bopp dem seeti ñetti kilifa yi ba waxtaan ak ñoom ba ñu mën a am kayit boobu kon ñun jàpp nañu que lii buñ ko war a jëlaat nga xam ne benn mesure bu dramatique la am na ay artistes yoo xam ne jaay nañu seen instrument am na ñoo xam ne seen mariage dafa tas am na ñoo xam ne dañ leen dàq seen kër. mais par rapport ak loolu. parce que point boobu noonu dañuy wax fan yii yëpp ba mbas mi duggee léegi chaque instant ñuy wax ne am na artistes yoo xam ne dañoo jël seen ay musique seen ay matériel di ko jaay loolu lu am la lu existe la réellement. mais lu am la man benn clavier bu 450 000 am na benn musicien kii bu Mbour. ñëw di ma laaj est-ce que mën naa ko jëndal à 80 000
mais loolu dafa am parce que lu tax 80 000 la soxla. la soxla bu 480 000 moom la ñëw ci la 80 000 parce que moom xaalis boobu la soxla pour mën a fayu loyer am loolu mooy problème bi te du ko lay am na ñoo xam ne dañu leen dax man sama kër am na ay bagage yu artistes yoo xam ne seen bagage dañu tasaaroo di kii dencal ma lii kala dencal ma lii mu am fu mu xam ne fu mu dem dëkk loolu dafa am kooku wax nañu ko. mais loolu c'est grave seen ministère de tutelle xanaa war na leen taxaw parce que déggoon nañu wax ne ci force Covid 19 bi am na koppar gi ñu yëkkati woon jox leen xanaa taxawu ak jàppale am na ci loolu. grave force Covid 19 la ñu waxante dëgg force Covid 19 ci xaalis bi ñu joxe ci 3 milliards. ñu joxe culture bi. 1 milliard 500 millions pour musique ak SODAV ku ne 127 000 nga jot fekk toog nga ñeenti weer te liggéeyoo. 127 000 pour dédommager pour waaw 8 mois 6 mois yi ñu toog du dédommagement ñun jàppuñu ko dédommagement dañ ko jàppale dimbal mais yaa ngi dimbali kii li nga xam ne une semaine avant tabaski moom la jot 127 000 waxuñu dara nee nañu comprendre nañu loolu ñu dugal ñu woo ñu pour ñu def benn plan de relance ñu def leen benn plan de relance boo xam ne bu war a commencer mois d'octobre te ba fin décembre. après def leen beneen plan boo xam ne mooy dem 2021 2025 jox leen ko ak chiffre à l'appui dañ ci premier trimestre bi lu ñu leen wax mooy xam ngeen ne ak entrepreneurs yi ak restaurants yi nga xam ne ñoom ñooy engagé musiciens yi. dinañu am problème pour fay musiciens yi. kon est-ce que mun nañu am benn fonds boo xam ne di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy fay musiciens yi comme ça état jël en charge ki cachet yi. loolu yëpp proposition yëpp maa ngi ci table. fan la mujjee. mais bésu tey ñu waxee ak yow ñoon amuñu ci benn leeral. ñoom ñoo ngi doon wax yéen pour ñoom ñu nguur gi ñëw jàppale leen pour ngeen mën leen fay parce que ñoom tamit suñuy joué ci yéen la ñuy joué yéen seen secteur dafa xaw transversal ministère tourisme dina leen laal ministère commerce dina leen laal ak culture sax mën na ñëw wax ak yéen est-ce que ba mbas mi tàmbaleeg léegi am na kenn koo xam ne ñëw na taxawul leen par rapport ak li ngeen di wax parce que am ngeen ay charge fixe ni ngeen koy woowee est-ce que jot ngeen ndimbal boo xam ne dina tax ngeen mën a dund surtout nag ci jamono ji ba ñu waxee 23h ngeen di yem. suñu ministère de tutelle ministère du tourisme la. ñun personnellement ñoo déplacé wu dem seeti ko ba ñu déggee ne am na benn force am na benn crédit bu ñu plutôt aide la ñu yaakaaroon ne moom la ñu nar a jox. bon on est allé vers eux finalement on s'est rendu compte que ne affaire bi crédit la. maanaam du woon dimbal dañu leen lebal dañu nar a lebal. bon ñu bari ne non duñu dugg ci leb boobu mais certains dem nañu constituer dossier joxe ñu lebal leen. ñaata la leen di loolu mais ku ci leb crédit bi fan la yem. ku ci leb. dafay dépendre ci say soxla nee nañu parce que da ngay joxe ay dossier ci dossiers yooyu la ñuy basé wu. ci say charge par exemple ñi ma gis ñëpp ñuy dimbali ñu jox crédit plutôt bu ñu laajee 10 millions ñu jox leen 3 millions ñu laaj 3 millions ñu jox leen 1 million. donc ça veut dire ñu bari dañoo mujj gedd mais finalement sax xaw ma ndëgg am na ñu dem jël parce que après kenn waxuma dellu siwul ci man ne ma ñun ñoo ko doon dox di dem toujours ministère du tourisme fële Diamniadio di ko dox nag mais au moins ñi ñu fa doon fekk doon nañu accueillir waxtaan ak ñun xam nga mais vraiment. kon yéen kontaanuñu daal kontaanuñu mbas mi ba mu tàmbalee léegi yéen ñi nekk ci côté restauration bar ak ñoom seen jotoo leen dimbal. non dimbaluñu ba pare factures yi dafay daanu taxes yi di daanu ba amul dara loo xamante ne doon nañ ko fay te fayatuñ ko ba léegi ñu ngi fay donc dañuy ñëw taxes yi nga war a fay da nga ko war a fay parce que ci plusieurs établissements ñëw nañ fa indi ay pour ñu fay ay taxes. mais da ngay obligé fay. da ngay fay taxe te nit nekku fa. waaw ñu ñëw couper sa courant da ngay obligé dem négocier di fay bu fekkoon ne au moins mayoon nañu sax ñu mën a toog benn toogu ndëgëniku bañ a fay ba jëmmi jamono bu liggéey bi doxaatee
ñu ñëw ne la fayal. mais boobu ci doon na gën a neex daal. li ngeen di wax nii parce que yow sànq say kàddu ne nga fi mu toll nii li la nar a gën a metti mooy que ne say yenn employés suñu deful ndànk ñu bëri ci yenn ñu nekk bar ak restaurant yi dañ leen di mujj arrêté mais am na jamono nguur gi waxoon ne bu ñu arrêté nit yi nañ leen di bàyyi ñuy continuer di liggéey su fekkee ñoom dañ leen di jàppale sax ñuy fay 70% ci salaire yi loolu yéen appliqué wul ci yéen. loolu fan lañ koy jëlee ñun déjà suñu kër yi dañoo am problème ñu bëri seen doom yi dàq nañ leen école ñu bëri génne nañ leen seen kër yi ñu bëri tëj nañu mënatuñoo dem parce que seen bailleurs yi nanguwuñu leen dimbali nanguwuñu leen may temps pour ñu fay nànk affaire parce que war nañu comprendre ne que ne liggéey ñu ko amul recette ku am 0 recette kooku nan la mën a fay location mënu fay location. léegi seen bailleurs yi du ñu leen bàyyi benn yoon xam naa ci ñu bari ñoo xam ne dañu génn 5-6 mois yii nii soo doon xayma yéen restaurant yi maanaam yow soo jëloon sa bosu bopp rek. waaw nga doon xayma ci 5-6 mois yi mujj li nga ci perte est-ce que jéggi na dayoo goo xam ne war na tax ngay dàq ay nit tamit. jéggi na dayoo. ci ñaata lay toll. boo fa bu fekkee ne calculer nañ ko. normalement tous les mois. di nga boo fayee say charge fay lépp li nga dese au moins benn 500000 boo xam ne di nga ci mën a gérer sa waat sa kër. gérer sa location gérer sa dund. donc boo ko defee boo ko multiplier par le nombre de mois yi ñu toog ça va bientôt faire 7 mois. 8 mois donc day jéggi dayoo. mais Daniel lii mbas mi nag ñëwaat na parce que quoi qu'on puisse dire gis nañ ne léegi cas yi ñoo ngi bëri nit ñi ciy faatu moo ngi nekkaat loo xam ne daa commencé bëri ñiiti wax ne relâchement bi dafa am donc est-ce que jotul tamit peut-être monde art bi monde culture bi xool nu muy réinventé waatee boppam ba peut-être li jëm ci mbirub défaut yi blocus yi ñuy am yépp maanaam nekk ci salle par la force publique nekk fa nekk loo xam ne dinañ ko mën a changer est-ce que jotul monde art bi dem ci zone boobu noonu. non mais mas bi moom la yóbbu foofu par force. bi mbas bi commencé gars yi foofu la ñuy commencé ci concert virtuel yi. waaye il faut ñu xam ne que loolu moom taxawagul concert virtuel bi ñu bëri dañ ko def c'est à titre gratuit parce que pour bañ a dee loolu laay wax pour ñu parce que il faut ñu fay nga xam ne que ñu ngi fii mais indiwul foofu benn xaalis jurul benn xaalis YouTube lu muy fay li gars yi foog ne day fay mais balaa ngay fay foog nga am ay millions et des millions de vues. te am nañu ci bëri fii nga xam ne ñoom mënuñu sax am 5000 vues loolu am na te ñu ngi wax ci YouTube mais YouTube kan lay laal mooy créateurs yi laalul kii nga xam ne day ñëw jouer tama rek kii jouer di tama rek moom tama la xam. kii jouer kora la xam kon moom li muy xaar mooy jour bu nekk mu ñëw toog am prestation mu mën a jot cachet parce que loolu mooy liggéeyam. loolu la ñuy wax kooku mënuloo ko wax mu réinventé wu lan naka la mën a réinventé wu kii joué batterie naka lay réinventé wu pour mën a liggéeyam mooy toog en public ñun suñu liggéeyu rassemblement la. léegi ñun lu ñu wax mooy suñu liggéeyu rassemblement la marché liggéeyu rassemblement la. transport liggéeyu rassemblement école université liggéeyu rassemblement la. donc ban alternative la ñu alternative mooy ñu xam ne que li ma ko waxe sànq. ci li ma lim nii foofu moo ci gën a am danger que ñun fu ñu nekk donc nañu def confiance ñun ñu mën a liggéey ci distanciation boobu sociale ñuy wax ni parce que day mel ni ñun day mel ni ñun la ñuy jiiñ ñun ñooy propager virus bi te gis nañu toog nañu fii ñun artistes yi lu mot plus de 7 mois liggéeyuñu pourtant virus maa ngi yokk rek. oui. Daniel Joseph moom tamit li mu wax am na solo maanaam nu ñu tëjee nii dafa mel ne dañ leen di xaw a joxoñ baaraam est-ce que yéen mesure barrière yi tamit dinañ ko jël ba mu mat sëkk suñuy dem ci yenn bar yeeg restaurant yeeg activité place loisir yi parce que yenn saa yi tàncaloo gi la gaa yi te ragal ñoom dafa mel ne loolu la ñuy bañ est-ce que mesure yooyu noonu mat na sëkk. mat na sëkk parce que boo ñëwee ci suñu bunt li nga fay njëkk a fekk mooy un kit de lavage des mains bu complet raxas sa loxo ñu jox la mouchoir nga fomp nga doo ko dugg boo duggee la distanciation physique entre clients dañ ko respecter comprendre nga naam léeg-léeg ay famille dañu bokk ànd bokk benn table nga toog ba ca ñu jegeantoo loolu mënul ñàkk mais dañ koy tere ba léegi parce que dañ leen ci topp di leen ci
di leen ci jéem a dindi chaque jour. ok dañuy ñëw faire le tour des tables di waxtaan ak ñoom. ci feebar bi surtout. ci nan ngeen mën a def ba doole ñu indil feebar wala ñun duñ leen ko wàll. léegi un dernier mot parce que 45 jot na waa journal bi dañu war a jël su fekkee am na benn lu nguur gi war a mën a def ngir ngeen mën a dund yéen ñi nekk ci baar yi ak activité de loisir lan la war a doon fi mu toll nii si décembre bi. mais ci décembre bi ñu bàyyi ñu liggéey parce que fu mu nekk nii def nañ suñu provision chargé suñu congélateur ba mu fees. defar suñu kër yi ba mu rafet lu ñu amoon yëpp def nañ ko ci. desetuñu dara. donc li ñu mënoon am comme recette ci feebar yi ci fin d'année bi loolu rek moo ñu mënoon dimbali mais bu ñu bàyyiwul ñu liggéey restriction yi bu continuer toroxte dina am toroxaan torox. Joseph nu mu tëddee Daniel marche 27 marche 17 bi on espère que ne duñ fa yegg parce que gars yi ñoo ngi wax mais sitting bi rassemblement dañ koy tere xanaa dinañ waxtaan dina am. ñun loolu la ñu bëgg. ñu nee nañu mosuñu gis artistes yi génn ci biti di xeex di manifester. xam nga boo leen poussé ba foofu dafa mel ni c'est-à-dire que dañu sës. ok voilà ñun lu ñuy xaar mooy état daf soit ñu bàyyi ñu liggéey. soit bu dee mënuñu liggéey. ñu xam lu ñuy def ak ñun pour ñu am lu benn compensation. temps bi mbas bi wàññeekuwaat c'est aussi simple que ça. d'accord ci diisoo bi nag lay xaar. ñu ngi koy sant ci ko gërëm bu baax Joseph Mendy trésorier adjoint bu Cinébral ak tamit Daniel Gomis nekk coordonnateur coalition acteur de la musique lu ñu doon waxtaanee mooy mbasum coronavirus bi restriction yu yees yi ak nu mu narale andi leen ay gàllankoor ñu ñaan rek ñu bañ a yegg ci wàcc ci mbedd mi baarmaan yeeg ak de loisirs yi ak ñiiti musiciens yi mbokk yi di leen sant di leen gërëm.